asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax bokki waa réew mi, bokki jullit yi, bokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam, di leen nuyu encore pour vraiment la énième fois encore ci loo xam ne jëmul ci lu neex walla loo xam ne daal mbégte la daal ci gàttal, loo xam ne mbégte la ci gàttal, ndax am réew dara dafa jiituwul kaaraange, nekk ci jàmm, mën a dund ci jàmm, mën a dox say soxla ci jàmm, mën a denc sa alal ci jàmm, li ñuy wax la sécurité des personnes et des biens. loolu seen libre circulation ci la bokk, loolu seen lekk ci la bokk, loolu courant ci la bokk, loolu ndox ci la bokk. lépp loo xam ne daal doomu aadama bi bu ko yittewoo te mënu koo ñàkk, bu yépp dajee rekk ci la nit ki di nekk en sécurité. waaye bu fekkente ni nit ki dëkkuwaayam melul na mu war a mel, bu génnee amul kaaraange, buy dox ay soxlaam du nekk ci lu wóor, bu fekkente ne itam denc na alalam du ci am kaaraange, ak yu baree bari yoo xam ne dafay ñàkk ànd ak dal xelu nit ki. yooyu mooy insécurité. waaye xam nga alal mën naa réer, boroomam am fit, am jom, am ngor, muñ fàgguwaat. ay nag mën nañoo réer, ay xar mën nañoo réer, nit ki dem yariwaat walla leneen. waaye nag bakkan kenn ku ne benn nga ci am rekk, boo xam ni am nga lu la ci yàlla àppal. sunu borom la mu la àppal ci sa dund itam bu xesee ba àpp ko, dina am ay dogal yoo xam ne mën na caa soppi dara, waaye nag lu diis a diis lay doon te doon lu metti. dama koy wax saa su ne, léeg-léeg nit ñi jàpp ne dangay wax nii rekk pour wax, waaye dafa am ay dee yoo xam ne bàyyeekoowul ci sunu boroom, ndax na muy bindoo ak lañu koy layoo ëllëg dala ciy jox ay firnde. nit mënta njabar nit mu dee ñu wëlbatiku ne lii dogalub yàlla la, loolu ñàkk xam mbirum yàlla la. nit mënta jikki ba yàgg mu am lu ko naqari, ñàkk sago, dem yeew boppam fi barab dee, walla mu dóor boppam bal, moo xam nu mu ko defee, ñu ne loolu dogalub yàlla la. nit mënta rey nit ni moroomam, yàlla digle ñu rey ko, nga wëlbatiku ne lii dogalub yàlla la. kon injustice day am sax ca ka nga xam ne mooy karay. déedéet, yooyu yëpp am na ci yeneen. am na Sëriñ Cerno Kanama ko daan wax ne ma am na juróom benni dee yoo xam ne du dogalub yàlla, yàlla reyu leen. te loolu bari na ci sunu réew mi lool. lépp nag dama koy waxaat rek, dañ koy xëpp ci kaw yàlla, ndax borom bi tabaaraka wa taala moom daal xam naa lim dul ñàkk tontu fi mu toll nii, ñàkk yàkkamti, xuloowul, ne tekk rek di xaar ñépp bis, di leen xaare bis. loolu moo tax lu bari ñu ko koy teg ngir bëgg lu yomb rek. seet solution bi gën a yomb mooy dogalub yàlla la. waaye lii xew ci Kiné Gaye mii xewoon ci Astu Soxna
xew ci Fallou Sène xew ci mbooloo mu bari ci réew mi ñoo xam ne ba ñu xëyee seen yitte dee bokku ci ñu rey leen noonu ci Mali foro àgg na foo xam ne xëy na mi ngi bëgg ëpp yaakaar naa te bu nit ñi amee xel amub seetlu lu bari dinañu ci bàyyi xel fi mu toll nii ndax quand même il est temps am réew boo ci nekkee ñu nekkat dañ koy administrer ci wàllu politique di ko jiite am na émission bu ñu defoon 2S maak Ababacar Mboup wax nañu ci ndax dafa ne la politique c'est l'art de gérer les affaires de la cité ma ne ko c'était mu wax ma insister waaye seetlu leen regardez autour de vous sunu nit yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique kenn ku ne sa yitte mi ngi jëm ci noo mën a fexe ba falu noo mën a fexe ba falu rek mooy sa yitte tous les moyens sont bons pour nga falu te fa ñu ko jàngee kooka it da caa teg sax ni la fin justifie les moyens ñëppay politique ndax réew mi boo dee liggéey bëgg a avancer da ngay politique bu fekkente ni da ngaa amul dara loo def bëgg a tekki da ngay politique réew mi boo seetloo liggéey ñii ñaq rek jariñu ak ci sphère boo mën a nekk moo xam nga nekk dans l'administration war a def sa carrière administrative simple war a mën a nekk ay directeur fii wala faa doo ko nekk mukk li fekk politico réew mi politique dafa incontournable ci réew mi c'est-à-dire du fi vocation kenn ku ne la nga bëgg di nga dem ba à un stade politique moo la koy may wala doo dem il y a tellement de cadres dans ce pays très bien formés am volonté liggéeyal askan bi bëgg liggéey xam ne li ñuy def mën nañu ko dañuy jël un homme politique teg seen kaw mu di leen nappaaje di yàq seenug liggéey ba am palam jeex ñoom ñuy assurer intérim bi bu ñu demee ñu dem falaat un homme politique kooku bu ñëwee nappaajewaat leen. Il faut qu'on revoie le système dans toute sa totalité, dans toute sa globalité. Nos affaires dans ce pays ne seront jamais bien gérées si les cas de figure que nous vivons ne changent pas. Li fekk waxoon naa ko du ñu sanctionner nit mukk ci lu dul dafa def faute politique mooy maanaam dafa dem élection ci ay localité ñu gañe ko duñ ko sanctionner duñ ko wàccee li fekk président du signer décret dàq un homme politique parce que dafa fekk def faute professionnelle ci liggéeyam dara du changer ci wàllu administration beeg ni ñuy gérer sunuy affaire mais indécence dafa am benn niveau boo xam ne sax c'est soutenable pour un être humain boo xam ne tuuti humanisme mi ngi ci moom mooy nag nga nekk par exemple le ministre de la santé benn femme bu ëmb ba diis gann faatu ci benn hôpital ci gox bu jegee ni Louga nga war a mën a waaxu ba Louga ne leen lii dootu fi am mukk defuloo ko président ne tekk di la déglu ñaari fan jëluloo benn décision defuloo déplacement mu dàq la. À l'heure où nous parlons, Abdoulaye Diouf Sarr aurait dû être l'ancien ministre de la Santé du Sénégal. waaye dara déclaration sax de vive voix duñ ko may nit ñi parce que respecté wuñ leen xam nañ ne nit ñooñu teguñu leen fenn. ñu jàll tuuti ñu ne jéggal nañu leen mbir ma jeex na waxtaane nañu ko daal di fab la ca gën a ñaaw séddu ko yàlla mooy dogalub yàlla la ña ca amoon responsabilité ña ca def ña ca wax ba loolu am ba nit ka dee ñooñu kenn ku ne delluwaat ci sa yitte gentiment. tey Pikine démb ñu fekk fii jigéen muy liggéey jigéen ju ëmb ñu rendi ko waxuma xam nga Sénégal bu ñuy wax diw de dañ ko dóor xeer mu dee am na rey yoo xam ne tu le fais d'un coup
mais rendi jël paaka dawal ci put mu dagg boliga loolu nag képp ku ko def cim réew waa réew ma yépp war nañoo jug ne lii moom lii nag ëpp na lii warta am sax warul am bay amee nii walla ñu ne kat diw sàngam dañu ko fekk ñu daggate ko dagg cër ya dugal ko ci ab saako waa réew moomu kenn warta nelaw kenn warta lekk warta naan li fekk loolu lijjantikuwul boobaak léegi le premier concerné ci état bi di kilifa gi muy président de la république kenn déggu ko te lii c'est en deçà de l'indécence waaye man Macky Sall wax naa ko junni yoon il rate toujours l'occasion de montrer à ce peuple que man dama leen a bëgg que li ma am lépp yéen a ma ko defal yéen a ma jàppale yéen a ma fal yéen a ma jàngal yéen a ma dëgëral ba ma taxaw fii ma taxaw déedéet mukk du ko ndax bu naqaree duñ ko gis duñ ko dégg mu ne patt këram jàpp njàmburam mel ni dara xewul te doom ji dee tey jii mook Amadou Sall mi mu jur ñoo bokk ndey baay ndax ki dee noonu la war a toll ci moom ka ca topp muy le ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome moom mi yor sécurité bi moom mi nga xam ne sunu kaaraange Macky Sall dana ko teg ci loxoom mu ne ko saytul ma waa réew mi li ci biir saytul ma lépp kenn déggu ko te dañoo rendi nit mbëkkuñu ko mu dee sànniwuñu ko xeer mu dee fakastawluwul daanu dee nit a jël paaka rendi ko wala jaasi wala lu mu mën a doon doo leen dégg doo leen gis tubaab yii day ñu jàpp ne ay yéefar lañ ñoo ñu gën a bon barke Serigne Saliou Mbacké lii bu xewee ci dëkku tubaab yi mboolem gouvernement ba kenn du des di nga gis ku ne mu dem fa yëf ya xewee di nga gis le maire de la localité di nga gis responsable association yi wër localité bi di nga gis le ministre de l'intérieur di nga gis le ministre de la santé parce qu'il est concerné cette dame était enceinte di nga gis le président de la république dinañu def ay sorties dinañu wax ni lii dinañu ko élucider dinañu wax ni lii li fekk élucider wuñu ko duñu am jàmm dinañu wax ne lii dootu fi am la criminalité recule dans les pays où les États s'occupent de la sécurité des citoyens criminalité bi dafay dellu ginnaaw accident yi dafay dellu ginnaaw ndax cause yi ci boppam it dañ koy xeex France bi ñu xamee ne ñoom seen accident yi li ci ëpp sàngara see koy waral léegi ku naan ñaari verre presque boo jëmee ñett booy dawal oto ñu lay jàpp dañuy nangu sa permis tu risques des mois d'emprisonnement tu risques de lourdes amendes kon doomu aadama joxuñu ko àq ci réew mi billaahi maa ngi leen koy wax nit ci boppam moo amul valeur fii je le dis et je le répète infrastructure yi politique la baax na defar ko baax na mais Sénégal voyeurisme politique moo ëpp ci action de l'État dañuy def lu ñëpp gis te nag fii ñu toll nii boo xoolee Macky Sall liggéey na lu bari ci réew mi ci wàllu pont ci wàllu tali infrastructure defar na lu bari pourquoi nit ñi amuñu sentiment de satisfaction ba fii may wax ak yow parce que nit ñooñu ngay liggéeyal taluñu li ngay def nit ñi da nga leen di tal xam dëgg-dëgg lan mooy seen problème actuel nga dugal ci sa loxo ci lële ñu door a mën a xaw a noyyi ki nga xam ne moom mi ngi naq nañ ko ba lee mu dee nga ne ko bato baa nga fële loolu du mën a lijjantiku je suis vraiment désolé mais man day xam naa ni réew mii doomu aadama benn bakkan
li l'islam wax ni ku rey benn jullit dangaa mel ni ku rey umma bi yépp fii ci Sénégal bis bu set bakkan rot fi ci ay caaxaan te kat politiciens yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite du pouvoir comme de l'opposition ñoom ñépp seen mbiri bopp aka ñu cee gaaw ñaari semaine a ngi nii ñu ñuy bëgg a rey ci liste yi liste bi baax na keroog bañ ne invalidé nañu listu Yewwi Askan Wi ci Dakar guddi googu Barthélémy Dias xaw naa rey boppam fii taxaw bëgg a jaay nit ñi seen bakkan ca guddi ga ñu def seeni conférence ca ëllëg sa waa Benno Bokk Yaakaar génn ñu di ko jokkalante pendant des heures dañuy jël seen énergie di def ay sorties di dem ci télé yi di dem ci rajo yi di wax di saagante di jokkalante ay kàddu yu ñaaw lépp ngir bëgg a falu bu ñu xesee nag ba falu ba toog ba ñu jox leen seeni 4x4 ba ñu jox leen seeni privilège fàtte nañu askan wi demoon voté ji dama ni képp koo xam ni ab politicien képp ca bëgg a faloom tax na nga jóg wàcc ci mbedd mi jaay sa bakkan jaay nga ko ñaari dërëm ci loo xam ne milliard la waroon a jar jaay nga lu amul njëg ci ay neefarey fas lu leer laa leen wax seen yëf yii ku ci dee ku ci wopp ku lu ci dara dal dangaa ñàkk fayda ñàkk bopp te kat saa buñ nee jóg leen nit ñi jóg ba noppi sa buñ nee jóg leen bu dee opposition moo ne jóg leen ba nit ñi jóg ci ngay xamee ne pouvoir bi li mu denc ci arme denc ko ci moyen pour sécuriser réew mi kenn xamul ni mu toll da ngay gis ñu tëj koñ yépp fu ne ay gaay ay nit ay soldat taxaw fa solu ba ñàng bu ñu bëggut réew mi sëqat kenn du sëqat bu ñu bëggee réew mi 8 heures ñu tëdd ñépp tëddi à 8 heures barke Dembo Njaay bu yàggul dara ci Covid bii ci décision boo xam ne xamuñu fuñ ko teg dañoo xëy rek ne waaw Covid bi kat distanciation sociale la laaj bu leen raxasu bu leen jegente bu leen lii acca tëddi leen 8 heures booba 19 heures 19 heures dootoo gis nit ci mbedd mi 20 heures mbedd lu mu ruqe nga gis fab soldaar mu taxaw kenn ñemewut a génn ak ñoo mën a sécuriser réew mi su leen neexee ak ñoo mën a jàpp bandi yi su leen neexee ak ñoo mën a teg réew mi ci yoon su leen neexee bu leen neexoon ki rendi ndaw sii billahi balaa am 24 heures ñu jàpp ko fii Sénégal kenn du réer ndax ñëpp ay wax fii ku fi sa kër am bandi xam nga ko ku fi sa kër am agresseur xam nga ko fii li fi xew lépp xam nañu ko ndax nit ñi dañuy wax parce que nag nit ñi bëgg nañ seen bopp am na quartier yoo xam ne Pikine gii li xañ nit ñi jàmm fii ci Pikine bu nit ñi bu wóoroon nit ñi ne bu ñu waxee police jël si leen ñu teg leen ciw yoon kon kenn ci ñoom du fa fanaan waaye wax ji lu muy jariñ da ngay dénoncer nit ka dem ba ci biir xam ne yaa ko dénoncer mu rey la parce que moom ci boppam bés bu la dénoncer dootul nekk en sécurité Sénégal jàmm amu fi ku la ko wax ku la wax ne jàmm am na fii waxul dëgg nous dormons sur une bombe boo xam ne elle peut exploser à tout moment parce que nous avons un boom démographique réew mi bari na ay nit te état bi maîtriser wu ko xamul ñaata nit ñoo ne ci réew mi bari nay problème te loolu yépp nekkul loo xam ne daa mel ni nit ñi dañ taxaw ci saafara ko li gën a urgent mooy dëkkuwaay bu baax nawet baa ngi ñëw léegi kër yi tàmbalee fees ñu naan zone sàngam dañu inondé zone sàngam génne nañu zone sàngam 6 mois yi di ñëw duñ dëkk seen kër te pourtant déggaguñu kenn ci waa ONAS waa service yi ko yor ñu commencé di def ay sorties di wax plan yi nga xam ne moom la ñu war a gérer nawet bi pour xool nan la ñuy prévoir loolu lépp inondation yi Kër Massar a ngi nii dina feesati dell ala kulli xaal ak yenn zone yi fii ci Pikine ci Géejawaay yeneen ville yi Ndar feneen ak feneen
ça va être pareil. dina ñëwaat sol seeni bot xuus jàmm gën a ngi nii dañuy ñëwaat sol seeni bot xuus ñii yuuxoo ñii wax waaw ñii ne sàcceey du mujj fenn. li tax nag booy wax ba yàgg nga mel ni ku noppi wala ku bëggatu la wax ñu naan la dañ la jënd ak yow da nga changé moo ban wax ji ban njariñ lam ñaata live laa def man yoo xam ne waxuma rek pour critiquer wala pour saaga mais toujours damay émettre ay idées yoo xam ne boo ko toppee dafay nekk lu concret du am njariñ. ñii di mandi di dawal ay oto Sénégal lu tax ba léegi rek mënaguñu am ay test d'alcoolémie. qu'est-ce que ça coûte? barki démb lañ fi doon tester nit ñi ci Covid bi à 40 000 francs le test loqati sa ñaari bakkan 40 000 test d'alcoolémie benn affaire lañ lay dugalal nii jox la nga souffler ñu xool fu sa alcoolémie toll ñu ne la bonne nuit bu fekkee normal na bu normalul ñu wàccee la oto bi. bakkan bu ne sunu borom bindu ko ak coono yam ca def ak kéemaan yam ca feeñal te bakkan yooyu ñi ko war a sàmm ci réew mi góorgóorlu wuñ ci. lu ñaaw la ca topp mooy ñi ci doon liggéey te yàlla rekk tax ñu ngi leen di galgal di leen fitnaal di leen indil ay coono. alors Serigne Modou Kara barke Dembo Njaay lañu ko fi takkali pot ak i jóolooli ci loo xam ne ni mu xewee ci centre bi mënoon na koo xewee ci mbedd mi gën a garaaw te ñooñu ñu libéré dans la nature mu yoroon leen di ci kurte kus néew gis nga leen aujourd'hui ñooñu fi mu ne ñu ngi ci seen bopp ci centre de redressement yi mu fi defoon. boo demee ci rakkam ju baax jee Chikori ma nga ca digg àll ba yi nit ñam fa yor am na ñoo xam ne 4-5 ans ñëwuñu Dakar te ñooñu ay nit yu dangereux ngi ci yoo xam ne kenn mënu laa wax fa leen borom Daaru Nooréni jëlee. kooku état bi waroon na di ko assister di ko aider di ko jox ay moyens yoo xam ni nawet beeg noor bi day mën di bay loo xam ne kenn xamul ni muy toll ndax bari njariñ. maanaam borom Daaru Nooréni rek aujourd'hui l'état devait vraiment dem yónni fa ministre ne ko sëriñ bi wax ñu loo bëgg ñu defal la ko ci loo xam ne ay moyens la pour ànd ak mbooloo mi ngeen liggéey mais duñ ko def. benn forage lañ ko jàppalee te dëkk ya ko wër ca lañu sax amee ndox faf. la ca topp mooy tey boo xoolee Dakar manqué na ndax fii ci Géejawaay Serigne Abdou Karim moo fi nekkoon léegi ma nga Dakar ma nga Touba ndax mag gi dikk na waaye Serigne Abdou na dimbali waa Ndakaaru moom it samp fi kenn ci doomam yi fii ci Géejawaay wala ci li ko jege. Serigne Aziz mi ngi fii di góorgóorlu moom Serigne Bassirou Baara waaye yëf yi na gën a yëngu. Serigne Béthio récupéré woon nañu bari taawam mi ngi jéem a kus néew noonu sëñ Saaliw Ndigal waaye gis ngeen ni sëriñ si am nañu solo ci réew mi am nañu njariñ am na ci ñoo xam ne joué nañu ay rôle yu mag waaye nañu gën a góorgóorlu ñoom it gën a wàccaat sur le terrain gën a waxaat ak nit ñi. ab sëriñ dimbalee rekk ko war defaree rekk ko war yare rekk ko war te sëñ Touba ñam daa seexal di leen yebal ci dëkki teeru yi booba de jubbanti nit ñi ak teg leen ci yoon rekk moo tax mu ko daan def. loolu nag war nañ ci gën a dellu si waat yoonu murit war na gën a redynamiser waat ay sëriñam yu ndaw yoonu murit laa wax waaye nag am na yeneen yoon yu nit ci Sénégal ci turuq suufi yi lii may wax c'est très valable pour eux. xanaa kay dama dul mën a dugg ci ay détails rek waaye wax dëgg yàlla tariqa yi am nañu fi njariñ lool mboolem ñiy góorgóorlu ci teg nit ñi ci li lislaam digle am nañu fi njariñ. gis ngeen dafa am benn borom xam-xam bu mag boo xam ne dama koy bàyyi xel lu bari ñu tuddee ko Pierre Hillard dafa gëstu lu bari ci wàllu mondialisme amul morom. waaye dafa am ci biir ay waxam benn bis mu ne l'islam est le seul rempart contre le mondialisme
loolu nag moom sax jaaxal na ko waaye la mu jotoon a indi sax ci argument bariwul ndax maîtriser wul l'islam waaye aspect bi mu indi woon mooy aspect tey borom ñaari tur yi ni nga xam ne noonu la ko l'islam bañee ni l'islam bañee njaaloo ni l'islam bañee jaxasoo góor ak jigéen. tey boo xoolee le cas de Idrissa Gana Gueye le fait que mu bañ a sol mayo góor jigéen yooyu réaction bi mu am ci monde bi maanaam loolu dafa gësam monde bi fan la ko teg ci l'islam kon l'islam mooy solution bi. Sénégal boo xoolee rajo yeeg télé yi fi mu ne ñépp li ñuy jàmbat mooy li xew nim def ba xew bi mu koy def yéen a ngi toog di ko seetaan. Il y a 10, 15, 20 ans, les programmes des télévisions ont changé complètement. Wax naa ko fi ce mondialisme-là a beaucoup d'aspects. Mais d'abord li jiitu te mat a xam mooy ñoom ci diine la ñu njëkk a sukkandiku. Tout le soubassement est religieux. ni ñuy fexee nag ba nax la mooy yow xam nga jullit ñi. na ma yàlla baal des fois dañ dul njortee ñi ci des diine te bu fekkee alquran dane lakum diinukum waliya diini war ngaa xam ne leneen lim tuddeewul diine sax diine la ak kufru diine la yahudiya diine la nasraaniya diine la ak yeneen diine yi nit ñi créé su ko defee da ngay jàpp ne kenn ku ne diineem lay fexe mu dominer àddina bi diine jooju nag bu fekkee lu yàq l'islam la évidemment ndax inda diina indallahi l'islam leneen lu dul l'islam suñ la ko bëgg a njaralee ci sa diine ñu ngi la bëgg a yàqal sa diine waaye nag nekk ci biir mbir di ca dox jàpp ne mbir moomu rekk a fi ne loolu moo yàq lu baree bari ci doxini jullit ñi te jullit ñi dañu war a xool ñeneen ñi li leen dal lan moo tax mu dal leen lan moo tax yeneen diine yi dem ba presque inexistants malgré leur nombre parce que leur inexistence est le fait qu'ils ont été emportés par ce courant mondialiste. kon na jullit ñi gën a fagaru na jullit ñi gën a delluwaat ci l'islam parce que mooy tax a mucc république diine la mooy diine juy weddi diine ak di ko xeex ak di ko jéem a yàq te république boobu ñi ko fi ñi indi doxinu état nation yi dafa am fu ñu jëlee àddina indi ko fi am fu ñu ko bëgg a yóbbu. D'abord, il y a eu la période de la barbarie où les gens ne connaissaient pas les frontières. Après, il y a eu les États-nations avec les frontières. Aujourd'hui, ces frontières, ces notions de liberté, ces notions de démocratie sont presque derrière nous. Nous allons vers ce qu'on appelle un village planétaire. Nous allons vers le mondialisme où il y aura une idéologie totalitaire. du bàyyi dara du bàyyi kenn démocratie bi tax ngeen di rey seen bopp mi ngi waaj a féete ginnaaw yéen da ngeen ko teg ci kanam mi ngi sunu ginnaaw ci tubaab yi liberté dinañ leen ko xañ insha allahu te niñ leen ko xañee mooy benn liberté lañ leen di offrir mooy def li ñu bëgg ñoom moo tax d'accorduñu ñoom ci diine l'islam ni muy doxee parce que c'est un totalitarisme ci ñoom mais ci ñun de bu ma doon wax ne c'est un totalitarisme dama wax ne c'est un totalitarisme totalement positif ndax bàyyiwul benn aspect ci dundu nit ki ngir mu tënku ci li ko boroomam bëgg liberté nag ki ko bëgg dëgg-dëgg mooy ci sonn ndax li ñu la tuddee liberté du liberté dañu la tënk ci sa xel nga jàpp ne lii liberté la te saa buñ ko bëggee soppi ci benn loi ak ci benn doxalin ñu soppi ko nga ànd ca par force te ñu ngi natt nit ñi ba xam ndax nit ñi ils sont assez abrutis ñu ngi natt nit ñi ba xam ndax nit ñi fiñ leen bëgg a jëme jekk nañ ci jëm fa barki démb ci damaa demoon ci benn réew fii ci réewu Afrique yi ñu laaj leen ndax ñoom am nañu ministère du genre ñu ne waaw ñoom am nañu ministère de la femme de la famille et du genre mais ki ñu doon waxal moom xamul lu waral genre xamul lu ko waral te ñooñu tardé nañu par rapport ak li xew sunu carte d'identité yi ñuy jàmbat le fait que c'est incomplet parce que sama turu papa nekkatu ci ak sama turu yaay maa ngi leen koy wax léegi nii
notion père et mère dañ ko fay bëgg a dindi dañ ko fay bëgg a dindi notion père ak notion mère maa la wax loolu mën na nuru lu dofete reelu waaye incha allah di ngeen ci tëg bët lu ko waral mooy ñaari góor dañ bëgg ànd ñuy xeex ngir ñu am liberté ànd ñaari jigéen bëgg ànd ñuy xeex ngir ñu am liberté ànd te ñooñu dinañ leen xeexal ay droit pour ñu adopter ay doom père góor la mère jigéen la ku dindi genre ku dindi sexe masculin dindi sexe féminin andi genre parce que dane sexe li muy wone mooy awra góor woneetul ne sexe góor la tout un ensemble awra bi képp la bu dee góor bu dee jigéen féminin bi awra bi képp lay signifier waaye genre mooy tekki ne diw mën naa nuru góor te bëgg doon jigéen kon genre am féminin lay doon diw mën naa nuru jigéen te bëgg doon góor kon genre am masculin lay doon léegi nag boo dindee genre da ngay dindi père dindi mère père góor la ala kulli xaal góor lay doon te de sexe masculin lay doon mère jigéen lay doon te de sexe féminin lay doon waaye nag bu boobaa da ngay mën a am nag 2 parents de même sexe jàpp leen li may wax rek xëy na waxu dof la pour ñenn ñi waaye bu ñu demee ba ci kanam yooyu yëpp dina feeñ moo tax ñu dindi ci sunu carte d'identité yi papa ak yaay indi noonu rek diw ak turam ak santam ak yenn détails yi ñun liñ ñuy inculquer dañ ñu koy dugalal 10 ans après ñu door a xam ne kon fii lañ ñu jëme woon fekk na 10 ans après bi ngay comprendre ne fii lañ la jëmee orienté waat nañ la feneen pour 10 ans ngay dox te doo xam fi ngay dox jëm nanu dellu ci yàlla nanu daw wuti sunu borom saabiqu ilal ma'firati min rabbikum nañu daw dellu ci yàlla nañu gaaw dellu ci yàlla wa rabbul kaabati ku fi bàyyi lislaam ak ay ndigalam ak ci tereem seytaane dina la boole kenn ci njabootam mu lay digal di la tere ba keroog mu lay tàbbal safara. L'islam est la solution, l'islam est la sécurité. Tant que delluwuñu ci njàngaleem l'islam bi, les gens seront de plus en plus abrutis, de plus en plus abrutis. Malheureusement ñi ngay waxal gaañ nañu leen ba pare parce que yow benn yoon ngay wax mais au quotidien ñu ngi leen di gaañ ci télé yi, ci rajo yi, ci musique bi, ci col gi, ci doxin wi, ci wax ji ak ci liñ ñuy imposer ci structure étatique yi te sunu état yi mënuñu ko bañ parce que financement yi ci ñoom lay jóge. C'est très lourd, c'est très très lourd. Un état qui le refuse totalement serait un état boo xam ne day génn Nations Unies, blackout total lay def. Déggoo femme bi médecin boobu di wax le Sénégal qui a ratifié la charte des droits de l'homme. Ce Sénégal-là doit se déclarer alors État islamique s'il ne veut pas qu'un footballeur porte le maillot LGBT. Parce que xam nañ ne l'islam rek a mën a bañ loolu. waaye Nations Unies képp koo xam ne ratifié nga chartam yi mu nekk au-dessus de tes lois yaa ngi ci biir te kat Nations Unies fi mu ne nii mooy doon gouvernance mondiale dafay faatu Nations Unies parce que ak dundam amatul njariñ li tax amatul njariñ mooy Conseil de sécurité des Nations Unies dafa am cacophonie, dañoo déggootul, mënatuñu ànd, mënatuñoo juboo ci dara te juróoma ci ne te dañoo am veto muy Angleterre ak Amérique ak Chine ak Russie ak am na ku leen juróomeel France. France dafa tardé wax naa leen ko. France li xew lu ci bëri rëcc na ko malheureusement parce que sur le plan économique am nañuy jafe-jafe bi ñu joxee seen premier pouvoir régalien muy Banque de France. jaay or bu bari Union soviétique 10 ans ngi nii mi ngi jënd or yor roublem parce que wax dëgg yàlla li xew mooy la liberté elle est consubstantielle à la monnaie. Aujourd'hui les choses sont tellement complexes liées jaxasoo
ba boo ci bëggee wax benn moment da ngay mujj wax naan ah ñii xam naa li ma leen di wax nii ay waxu dof la naa ko bàyyi wala boo ciy waxit da nga koy njar pour ñu mën ko xaw a dégg tuuti parce que malheureusement mënoo dëkk ci wax ndax boo ci dëkkee dañ lay jéppi waaye bokki jullit yi fagaru leen te yor seen xel te ne jàkk li xew àddina li ci xew lu yéeme la lu yéemee ngi xew ci àddina lu yéemee ngi xew ci àddina boo xoolee ñi jóg soutenir Idrissa Gana Gueye yépp ak ni ñu réaction bi ñu am dañuy door a yëg ne ay jullit lañ dañ koy door a yëg waaye tant que l'autre débat se passe day mel ni généwu la waaye lu dul l'islam jii ñu ne ah gars yi yàq nañ ko de jeqi nañ ko ba la nga xam ne moo nekkoon ci suuf féete kaw waaye nag neexagul a xam te li ñuy wax it mënuñu koo jékki-jékki rek ne ko tànjak nit ñi waaye ndànk-ndànk rek la ñuy def waaye li wér te wóor mooy pour en revenir à nos moutons sénégalais vraiment amuñu ay ministre daal président Macky Sall daal c'est ce qui est vraiment dommage chez lui il ne change pas des ministres pour des raisons de compétence moom il les change pour des raisons politiques man nag am na lu ma digge ci moom ci sama xol te jàpp naa ko am na it loo xam ne mënatuma ko ndax da ko du jar ndax def naa ko fi live boo xam ne bi ñu reyee Fallou Sène vraiment j'ai pété un câble wax Aly Ngouille Ndiaye lu ne ma yekk ko te la mujj rek mooy mujjul fenn mel na ni meetingu Benno Bokk Yaakaar ba amoon ci élection ya sax seen buntu kër lañ ko defee donc les gens n'ont pas la notion de justice ils sont pas épris de justice bëgguñu justice am ñu teg yoon ne lii kat mooy yoon nañ ko def ñu def ko benn yoon ñam ko muy ñaar muy ñett ku defati xam ne dinañ la def waaye loolu moo fi amagul moo tax doo mën a xóot doo mën a sori ndax da ngay dem feek ñaari fan ñu yónnee la ay photo wala dara wan la ne da ngaa waye di nga ci histoire bi daal waye di nga ci moo tax du ko jar nag du ko jar ñoo ngi leen di jéggalu bu baax di leen massawu di massawu njabootu soxna Kiné di massawu njabootu asu soxna ak képp koo xam ne lu metti nii dal na la di massawu bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi dund ci réew mii rek te lii fi xew dalul sa xel te du lu dal xel di fas yéene nag góorgóorluwaat nu nit duñ bàyyi di yëkkati sunu kàddu di am taxawaay boo xam ne xëy na ndax mel na ni sunu kàddu am na fu mu yegg waaw kon dinañu gën a góorgóorlu gën fee nekkal sénégalais yi gën di leen waxal seeni tawat ak seeni jafe-jafe ak li nga xam ne jàpp nañ ne buñ ko waxee bu ko waa nguur gi déggee dinañ ci jéem dara ànduma kenn ci politique contre ma kenn ci politique sama yoon nekku ci politicien man ab taalube murit laa boo xam ne genn kilifa képp laa am te ma nga njurul li ci des nag doxinu àddina la ak maslaam ak i rafetalam képp koo xam ne itam sunu sang bu tedd bii ci Touba wormaal nga ko jox ko cër incha allahu doo déggee ci man lu la naqari la sëñ Touba waxoon rek awma kàttan bi waaye nag mën naa wax ne koo xam ne Cheikh Mamadul Muntaxa wala ki fi nekkal sëñ Touba Mbàkke xamul sax ñàkk teggin doo xam sama réewade maa ngi leen di ziyaare bu baax di leen balu ak maam Biram Cuun sama mag sama xarit ak mbooleem ñu doon seetaan rek sëñ Fallou bari ngeen maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp Mamadou Diop Murid Sadikh soxna Khadija Serigne Moustapha borom Japon yéen ñëpp rek Moustapha naam ñang waay ziyaare naa leen bu baax a baax jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatullah Thierno Ndoye yaa mujjee egsi jërëjëf Abba jërëjëf Abba